ak sàmmkat yi diisoo ak baykat yi diisoo ak nappkat yi ngir jëriñoo suuf si donc objectif diisoo mooy suuf si te boo ko xoolee ba léegi foofu rek lañ koy tënkaat mooy suuf si ndaxte suuf si dañ si intervenir ni si baykat bi di intervenir pour bay noonu la si éleveur bi tamit di intervenir moom it ndaxte li mu yore li jur gu mu yore bi si kaw suuf soosu lay dox donc mu nekk benn espace bi nga xamee ne bi dañ koy war a partager. jur gi doon jaar ñu tracé waat ko ñu délimité ko comme ni ñu ko waxee même bu fekkee ne ay tableau dañ si war def ay tableau bu ko defee ku ñëw taxaw xam ne fii yoonu jur la. am na fële sa Fuuta am na ay zones yi nga xamee ne bi doo ko kii élevage la am na zone yi nga xamee ne bi agriculture la dégg nga am na tamit ay béréb yi nga xamee ne bi boo fa demee tey jii fële sa Moudéry dafa am ay yoon yi nga xamee ne bi dañ ko baliser ba pare def si ay tableau ñu ne fii jur gi rek moo fa war a jaar am na sax yenn espace yi nga xam ne bi dañ koy délibéré ñu ne fii transhumants yi ñoo fay noppalu bu ñu ñëwee foofu mooy seen dalukaayu transhumance lay doon yooyu yëpp day am parce que suuf bu ñu ko dul waxtaanee bu ñu ko planifié wul ku nekk day ñu duggante tool yi di ñëw fu nekk nit di del tool di teg di da ngay dem ba def tool sax si yoonu kii yoonu parcours de bétail donc xam nga loolu day daal di am ay jafe-jafe bu ko defee ruuj bi du fi jóge mu doon donc diggante bi nga xamante ni bi sàmmkat ak kii jàmm rek lañ ci soxla dafa am procédure wax nañ ko bu fekkee ni yàqal nañ la du yow yaay fajal sa bopp waaw buñ la yàqalee war nga mën a saisir le sous-préfet boo ñëwee si man rek dinaa la boole chef de serre comme ni ko Mbengue nga waxee ñu former benn commission ñu mën ñëw ñu xayma yàqu bi ni mu toll ba pare bu ñu ko xaymaa ba pare nag dañu si jiital mooy waxtaan médiation bu ñu waxtaanee diggante sàmmkat bi ak baykat bi ba ñu déggoo mun dàmp ko ñu ne que ndàmpaay bi nag bu commission bi jógee ba xool ko nii la toll bu la si baalee baal na la su la baalee lépp tamit baal na la soo ko si waree ndàmp tamit lu mu wax da nga koy ndàmp da nga koy ndàmp soo demee nag ba bañ ko ndàmp nag damay daal di jël procès verbal boobu def si bordereau d'envoi yónnee ko gendarmerie wala police. li ñuy constaté tamit si problème bi moo di xale yi ñuy jox ñu jur gi ñuy sàmm ku ne sàmm mooy aar boo jëlee xale jox ko jur xale bu am fukki at nga jox ko benn yat rek mu topp si jur gi di dem parfois sax du mën a maîtriser jur googu ba jur gi dem parce que xale foo lay def da ngay gis ay xale dañuy dem di sàmm ba si yàgg ñu ñëw gis benn garab nekk si garab ba di yéeg ak di wàcce di foo jur ga di dem yoonam jur googu kon amatul sàmm ma ngay commencé comment dire divagation commencé na dès l'instant que xale bi bàyyi na càmm ji attention am portetu ko si jur gi mi ngi foo rek jur gi nekk na dans une phase d'errance mi ngi errer nag léegi nag c'est la divagation bu ñu ko jàppee sax dañ ko war a yóbbu fourrière directement fourrière tamit wax nañ si luñ siy wax na si maire yi taxawaat ñu yeesal fourrière dafay am mooy kaso jur day am kaso dañ koy tëj kaso jur bu demee ba def lu mu war a def dañ koy tëj kaso bu demee yàq toolu jàmbur dugg yàq dañ koy tëj kaso ba boroom ñëw taxaw mu wax ñu fay ñu dindi ko ñu kii ko jur guy dox te amul sàmm dañ ko jàppee dañ ko yóbbu kaso mooy fourrière mooy kaso jur waaw wax naa leen léegi moom it nu muy fonctionner waaw bu ñu dàqee jur gi ba yóbbu ko premier jour bi 4000 la ndax ndàq mi ba dugal ko ci kaso ba 2000 la gardiennage boobu nga xam ne bi moom la ñuy def ci moom di ko fa jox ay kii yu mel noonu bés bu nekk dafay fay 2000 francs mais jur gu nekk la de waxuma nga ñaan di téeméeri jur ñu ne yëpp 4000 la déedéet bopp bu nekk day na fay 2000 francs dàq bi bopp bu nekk dina fay 2000 francs ci gardiennage bi bés bu nekk nag nu mu nangami jour yu mu toog foofu dina fa fay 2000 bopp bu nekk moo tax ñu ne 8 jours rek doy na
parce que su dul loolu bu nekkee weer kenn xamatul loo koy fay da nga fay bàyyi jur gi nga dem sa yoon nga bàyyee ko ak mairie bi te loolu mairie moo ko moom. buy wëndeelu laa la wax te amul sàmm bu ñu ko doon appliqué tey mais jur gi bëri daañu la yóbbu fourrière donc loolu dañ si bàyyi xel mais jur bi nga xamee ni bi berger bi mi ngi taxaw yàq am na ñëw nañuy waxtaan kooku kenn mënu ko yóbbu fourrière dañuy taxaw waxtaan. yow sàmm yow borom tool boo xamee ni jur gi dugg sa tool xam nga boromam nga am ay seede ñëw ñu ne juru diw la leer na nañu ne diw moo ko moom mën ngeen fa tàmbali ak chef de village bi sax commencé def médiation. ngeen demee nag ba ñàkk déggoo léegi nag kon borom jur bi da ngay ñëw ñu taxaw ñu dem woowu ji kii woo chef de sous-préfet man suñ ma woowee rek damay jël chef de serre bi mu def commission rek mu daw si ñëw. parce que am na yenn diir yi nga xam ne plus de 72 heures bu fekkee ne jur gi ñëw na dugg si tool bi yàq ko boo toogee 72 heures di signalé wuñ ko kenn ñëwu fa mais day yàq encore dootul kii bi day réer. évaluation bi day dootul mën a nekk évaluation bu wér. moo tax même loolu tamit dafa am délai. war nañ ko xoolaat dégg naa ni ñu bare wax nañu ni seen statut vraiment identifier leen war nañ si xoolaat dëgg la loolu je pense que ñu ngi si. parce que temps yi rek semaine bi weesu jot naa benn répertoire kii bi village ak chef de village ak seen tour am na ñi nga xam ne bii nekkatuñ fi am na ñi nga xam ne bii sax si yenn xamoo la ñu ne diw ma fay chef de village te répertoire yu xamagoo ko donc ñu ngi liggéey si liggéey boobu ça veut dire que donc bu ñu ko état bi envoyé ñu ne nañu xoolaat mettre à jour fichier de chef de village c'est parce que ñu ngi seen programme boobu nga xam ne bii moom la ministre Cheikh Kanté ñëwoon fii daaw waxtaan ak yéen je pense que programme boobu justement dañ soo jublu moo tax ñu yónnee ñu fichier bi pour ñu mettre à jour chef de village donc kooku dama leen ko yëgal tamit donc lépp lu si war daañu ko def ndaxte commune bu nekk defoon nañ fi association chef de village kooku yaakaar naa ni si jamonoy président bi fi nekkoon bi la woon dégg nga maam te ñu koy rafetlu tamit donc loolu tamit bu ñu ñëwee tamit bu président bi ñëwee tamit dafa ko continuer liggéey parce que même ñun bu ñuy convoqué dañuy convoqué président association yi des chefs de village de chaque commune bu ñu ñëwee donc ngeen kii ko parce que yooyu yëpp xeetu organisation la rek pour lu ñuy wax rek li wolof di wax wat gaal yéegoo ñun ak yéen benn lañu donc ñoo bokk dañ chef de village yi dama leen koy wax sax le décret 72 636 décret boobu moom moo ñu jox ñun gouverneur bi moo ko jox sañ-sañam jox préfet sañ-sañam jox sous-préfet sañ-sañam si boobu décret tamit la ñu tànqe sañ-sañu le chef de village donc chef de village autorité la kooku Léopold Sédar Senghor le premier président de la République du Sénégal moom moo ko xalaat ndaxte Sénégal dëkk bi nga xam ne dafa am ay aada te mu gis ni si dëkkaan yi dafa amoon ñi nga xam ne bi seeni maam ñoo ko sosoon mu xalaat ni donc ñooñu fa nekk borom dëkk jooju boo leen boolee si administration dafay gën a taaral administration Sénégal mu nekk administration bi nga xamee ni bi dañ koy daal di samp si suñu ay aada tamit looloo waral donc chef de village donc ngeen jàpp ni donc état dina leen jàppale xam naa ni daañu gën a renforcer seeni ay pouvoir am na lu bari li nga xam ne jotoon nañ ko jàpp li nga xam ne bi moom lañ leen waroon defal xëy na tey jii gars yi ñu ngi xalaat ñoom it si loolu bu soobee yàlla xam naa ni léegi mu sotti bu ko defee lii ngeen di xam ne moom ngeen koy réclamer pour ñu mën leen identifier ñu mën leen jox seen sañ-sañ loolu am na solo te man ànd naa si ak yéen. donc loolu la ñu amoon donc tey jii lu ñuy tënk xanaa lu des moo di dañu war a jël benn arrêté après waaw arrêté bi pour mettre en place benn commission bi nga xam ne bii mooy commission d'arrondissement bi nga xam ne bi buy war a saytu affaire divagation yeeg yëpp fu nga xam ne problème am na fa. parce que yooyu yëpp dañ ko war a def ay délibération dafa am solo ñuy def délibération yooyu ba si délibération yooyu sax même yéen tamit maire yi bu fekkee ni mbay mi tàmbali na bu demee ba yegg fenn nga xamee ni bii dañu war a góob war ngeen mën jël délibération ngeen ni lu ko dalee fii ba fii bépp ki nga xam ne bi dafa yore jur na téye juram bépp jur bu ñu jàpp muy wénde lool mu dem si tool yi dañ koy jàpp tegul si yoon délai boobu dañ koy def kooku arrêté bi nga xam ne bi maire gi moo koy war di jël jox ñu si ampliation ñu jox ci police ak gendarmerie aussi ampliation bu ko defee nit yi di veiller ba nga xam ne bi dañuy respecter délai jooju ba nga xam ne bi ñëpp bay nañu ba góob
ah délai boobu nag bu jeexee tamit bépp borom tool tamit bu bàyyi ay kii ba si biir tool ba mais na xam ne tamit moom it moo ko teg boppam. loolu tamit dañ siy wax parce que bu ñu déggoo si dara ñëpp ñoo ko war a respecter loolu la monsieur le maire de Missirah sëñ Moustapha wax ni am na ay maires yi def ay communication si yooyu mais je pense que même bu dee communication am na mais mbind moom mu dafa am solo maanaam arrêté boobu ñu jël ko tamit ñu mën ko appliquer parce que l'administration du wax rek dañ koy bind dégg nga maam daal di ko mandargaal